asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa leen di siyaar baax a baax di leen nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di nuyu waa àdduna di ñaanal waa alaaxira saa boroom defal leen tawféex di nuyu mbooleem ñëpp rek ala kulli xaal sëriñ Fallou Faye doomu réew mi tey nag xam naa nuyoo bi sax du yaatoo comme ni mu doon yaatoo ndax li ko waral mooy ñaari xew-xew yi nga xamante ne mën nañoo wax ne moo lëmbe jamono fi mu toll nii wala moo lëmbe Sénégal ci liñ seetlu muy li jëm ci wàllu Macron li mu wax wala xaj boobu li mu wax ngeen baal ma ci kàddu gi sax ak li jëm ci wàllu immigration clandestin bi nga xamante ne moo xew te lu bari waral ko ci ñenn ñi ma bëgg a ñëw rek tuuti ci loo xamante ne rek ci ni ma xalaatee ne loolu moo waral li nga xam ne mooy jeunesse bi yëpp fippu ne dañuy wuti xaalis par force ñu mën a xam ne Sénégal gis nga lii xew ba tax kenn ku ne di génn di wax li gënoon a am importance mooy ñu xool lan moo waral jëf ji lan moo waral jeunesse yi fippu kenn ku ne fas yéene wuti ci anam noo ko mën a amee donte ne sa bakkan da ciy des sax waaye di nga am loolu nag dafay bokk ci sabab bi mooy dund bi ñuy dund ni mu méttee kenn ku ne xam na ne lii ginnaaw bi mu xewee képp koo xamante ni yaa ngi génn pour wax rek ci état nga waroon a njëkk a dal bu ñu waxante dëgg rek ndax dëkk bi ni muy doxee moo baaxut ba tax benn jeunesse amatu fi yaakaar boo xamante ne mën nga fee liggéey pour teral say waajur mën nga fee liggéey pour tëdd pour mën a tedd buñ demee ba ab dëkk nga xamante ne mën nañoo wax ne ci as néew li nit ñi doon yëngu sax ñu ngi ko commencé jaay comme ni ngeen ko gisee ci géej gi nga xamante ne booy déglu yéen yi sax ni koy wax maanaam boo jëlul place boobu teg fa sa bopp rek mën a goo xam ni mu méttee ñenn ñi nag doon ay responsable ay soutien de famille yaa ngi comprendre loolu ñu ne ci situation yoo xamante ne dafa doy waar man nag waxuma ne wala apprécié wu ma li ñuy def mooy dugg gaal gam waaye il fallait que ñu xam ne dañoo sës dañoo amul fuñ jëm te dëkk nag bu demee ba ndaw ña yaakaaruñu dara lu dul génn di dem ak anam bi ñuy génne war nañoo xoolaat suñu bopp am na ñoo xamante ne ni ñuy dundee tey jii bu la 5 jotee wala buy waaj a jot seen fit bi dootul taxaw ndax li leen war te amuñu ko xamuñu fuñ jëm médias yi commencé nañ kenn ku ne di wax te liñ waroon a njëkk a def mooy wut solution ci li nga xamante ni moo fi mën a téye jeunesse bi ndax jeunesse yi ba ñu liggéey dañoo gisul luñ liggéey te ñi ëpp ci ñi ñuy wax duñ romb kenn di jaay sax Colobane wala Caaroy wala fépp fu mën a doon ba jënd ci moom dara ngir lan ngir jàppale ko ci lu muy def waaye yaa gis ne bi liy xewee ñëpp a ngi commencé di wax nañ xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom la ñuy def nañ xoolaat bu baax a baax ci ban monde lañ war a jëm suba ndax dund bi li laasmaa la rek waaye dund bi day gën a doy waar nii day gën a métti te nit ñi loolu lañ commencé comprendre te fii amul ci lenn lu fi nit di yaakaar te loolu nag ñi jiite Sénégal ñoo ko waral il fallait que ñu jàppale nit ñi yaa gis ne président bi muy ñëw dafa diggee woon ay emploi yu bari yu toll ci 500 000 emploi anamu tey kenn gusi ci dara boo demee nag li ñuy wax naan nag gumba boo ko saraxul bàyyi koog lam yor foofu lañ toll ginnaaw joxoo ñu liggéey nga bëgg a wëlbatiku di jaay lépp loo xamante ne ci loolu lañ am yaakaar kon nu ñuy def dañuy génn réew mi beneen bi ci topp tamit ñuy wax wàllu mbay gaa nit ñi mën nañ cee liggéey waaye yaa gis ne baykat yi saa ñu bayee ba pare rek ci lañ gën di ëpp problème ndax duñ gis kuñ ko jaay duñ gis benn promoteur boo xam ne day ñëw di leen soutenir te barki Cheikh Abdou Karim li fi ne Sénégal ci xaalis waa Sénégal mën nañ cee dund wala li ci ëpp mais jàppalante te yàlla tax moo amatul kenn ku ne
sa compte ma nga fees ci loo xamante ne peut-être ay mbugal rek la lay yóbbee ëllëg yow man xiyaam loolu pour la kon buñ bëggee dëkk bi avancé wala buñ bëggee lii arrêté ay solution lañ war a wuti waaye duñ tereloo nit ñi lii te joxuñ leen lu ñuy def gaal yi nag risque la waaye li ma la wax rek dafa am ñoo xamante ne gisuñu leneen lu dul lii te lii def leen di jaral lu ne ndax yaa gis ne même ba ci ñoom sax day am ñoo xamante ay rescapé yoo xamante ni dañ lay naan buñ gisaatoon gaal suba dañuy dugaat dem pour la parce que situation bi ñuy dund ñenn ñi seen mbokk xatal leen di leen xas guddeeg bëccëg sa moroom am na lii danga koo war a am pour lan est-ce que dund bi noonu la war a doxee est-ce que ñëpp dañoo war a yem am il fallait que ñuy xoolaat bu baax li nga xamante noonu la ñuy dundee ay ndaw nag bu ñu nekkee te amuñu fuñ jàpp te fas yéene tëral seeni wayjur bunt buñ gis ne buñ demee dinañ am rek dinañ ko jël donte ne risques yi bari na waaw métti na torop mais li may wax rek nañ wut ay solution wuutal ndaw ñi liggéey te ñi war a retraité lillahi wa rasuli ñi war a dem toog ngir keneen ñëw ñu wax ci loolu tamit ñooñu mën a xajal nit ñi ñu am seen wërsëg ci dëkk bi ndax dëkk bi fii rek ngay gis koo xamante ne da ngay wër liggéey une semaine doo am dara pour lan te en tout cas bu dee xam-xam am nga ko bu fekkee capacité mu ngi ak yow mais dafa am leneen loo xamante ne sénégalais ñoo ngi koy commencé di dund te waru fee am muy kenn ku ne di denc loo xamante ne pour ëllëg te xamoo ndax dina la fa fekk wala du la fi fekk nga xam ne kon situation bi foofu la toll man nag en tant que porteur de voix bu fekkee noonu lañ koy waxee sensibilisation rek lañ mën di ñaan ñi nga xamante ni ñooy jël yenn risques yi ñu xam ne alalu àdduna jaru ko gis nga fii ni ak lépp luñ la mën di wax ak lépp loo fi mën di gis muy alal ak lépp loo mën a doon sóoraale sa ëllëg da cee gën a am solo te alal du dara fajul lu jul buntu maanaam fatul lu dul buntu boobu nag nga bëgg a fat xamal noo koy fatee bu baax a baax ndax suñu boroom kat am na loo xam ne tegu ko doomu aadama waaye nit ñi ci boppam ñoo bëgg a mettil seen dund ba pare Sénégal ku fi amul teguñ la ngay nit moo xam loo mën a doon amal xam-xam bu mën a doon waaye feeg yoroo xaalis wala nga doon koo mën a doon feeg yoroo xaalis jàppewuñ la nit loolu jeunesse bi dañ cee commencé yeewu il fallait que ñu xoolaat bu baax li ñuy def il fallait que ñu xamaat lan mooy suñu devoir ñi jiite dëkk bi tamit il fallait que ñu xam ne ban responsabilité lañ yor ñu dimbale nit ñi te yàlla tax ndax mën nañ ko waaye di def loo xamante ne gis sa intérêt wu bopp bàyyi ñi nekk sa ginnaaw loolu dafa ñaaw bàyyi ñaan suñu borom ñi ci ñàkk tamit suñu borom yërëm leen te xaare leen àjjana ñu ñaan lépp rek ñi nga xamante ne tamit ñoo fipp ngir bëgg a dem lañ fay wuti amaana buñ ko amoon fii duñ dem ñu gën a dimbale jeunesse bi gën a dimbale suñu bopp te yàlla rek a tax ndax ginnaaw lii yàggut maanaam dañuy wax ne ab dund yàggut kon pour nga nekk fi rek yaakaar naa lu yomba régler la waaye ñun tamit il fallait que ñuy yemale suñuy bëgg-bëgg selon li ñu am bu ñu xool ne diw kat am na lii dama ko war a am bu boobaa rek amaana nga dugg ci loo xam ne mënoo ko bu ñuy xool koo xamante ne moo ne suñu kanam te am xaalis nañuy yem ci li ñu suñu boroom jox ñu masawu mboolem ñoo xamante ne rek ñàkk nañ seen bakkan wala ñu am mbokk moo xamante ne ñàkk na ci bakkanam saa boroom xare leen aljanna te ñu ñaan suñu boroom nag mu yem fi état jàppaleñ ci yàlla rek a tax ngir wutal ñu lépp loo xamante ne mën nañ cee jàpp ngir tedd te toog fii ndax Sénégal bu dee politico wala defoo tuuxi doona pour nga am xaalis dafa jafe te dund bi léegi dafa toll foo xamante ne pour nga dundee ni nga bëgg yow il fallait nga am xaalis pour nit ñi respecter la njëkkee ci sa famille ci say mbokk pour ñu respecter la il fallait nga am xaalis
beneen bi ci topp tamit mooy wàllu caricature bi nga xamante ne moom lañ fi dégg fan yi man moom de mon part personnel voilà bu fekkee noonu lañ koy waxee dafa am loo xamante ne nit maanaam bu fekkee nit nga rek am na loo xam ne àdduna jaral la warul la koo jaral wala xaalisu àdduna warul la koo jaral kooku nag man donte ne sax moom ak di débat bi di rëy moom nañ jàpp ne rek ab dof buy wax la comme li ko Erdogan wax rek ndax ki am feebaru xel moom faji rek moo war ci moom te gis nga lii nii damay wax ne gis nga Sénégal yaa gis ne ñi jiite lépp gisagoo ci kenn ku génn di wax lii ak lii te en tant que Sénégal nag 95% lépp ay jullit lañ lu mel nii xew te gisoo kenn ku ci wax wala autorité benn boo xam ne jóg na ngir wax ci kon damay wax ne nan xoolaat suñu bopp bu baax kooku nag lu dul ak mbon ak dof ak bon ci sa bopp ni xaw ma sax nan laa ko mën a adressé parole yi ma bëgg a wax te tooñu ma leen ñeen ñi nga xamante yéen a mooy seetaan kooku du nit maanaam du nit ndax bu doon nit war naa jomba wax yenn yi wala mu tudd ko wala mu adressé ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ci diine l'islam peut-être dafa xamul xam na sax moo ko tey li muy def yépp moo ko tey waaye lii lépp ay menace la te kii dafa feeñ la rek waaye ñi am yéene bii mu am te seen bos feeñagut moo ëpp fuuf kon ñun ñi nga xamante ne nag ñun ñoo yor l'islam ñun la ñuy wax ne ñoo yor diine l'islam nañ gën a bàyyee suñu xel bu baax ci àdduna bi nu muy doxee ndax li premier la rek xewoon na fi te amaat na te dina amaat man nag di may wax Sénégal bii laa koy njëkkee kii nii lim def nii dafa am ñoo xam ne amaguñu fitu def ko waaye bari nañ ñi nga xamante ne ci ginnaawam lañ topp te dëgmal yoon bi mu nekk te seytaane nag comme ni l'islam amee ay soldaar noonu la iblis amee ay soldaar te ñii ñëpp ci ay soldaaru iblis lañ bokk kon nañ leen moytu bu baax a baax moytu gi nag du tee fépp fu ñu mën a teg suñu tànk te l'islam may ñu ko ngir ñu defante ak ñoom ñu def ko ci wàllu xam-xam ak wàllu fépp fu mën a doon waaye buñ leen woon benn yoon ñàkk fayda boo mën a tax ñuy yab yonent bi wala ñuy jam baaraamu tuuma lii di l'islam di ko jaaral ci ñun ndax adduna bi léegi dafa yàqu il fallait que mu am nag ñoo xamante ne ñoo ne ci kanam di défendre li nga xam ne mooy diine l'islam te l'islam dafa commencé di perte loolu ci bitti laa wax seul président Turquie rek mooy jël yenn décision bi ci diine l'islam te loolu dafa ñaaw Macky Sall mii lu tax mënul jël ay responsabilités am te xam ne dëkk bi mu jiite ay jullit lañ wala dëkku jullit lañ wax nañ 95% yépp ay musulman lañ lii xew ba léegi nangu ci àddu donte ne sax am na ay chrétien waaye lii kum dal sa kaw rek wala kuy chrétien wala nga doon musulman yéen a ci yem buñ waxee lu ñaaw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dangaa war a manifester wu waaw waaye nañ ñun nag comprendre nañ xam nañ ne mënagu ci jël décision ndax moom taalibeem la moom lay déglu ci fànn yépp kon lii dafa ñaaw ñu ngi koy ñaawlu bu baax di wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuñu kenn ku dul moom lii nag bu ngeen seetloo daaw rek amoon na fi ba gàmmu ga ji jub si rek mooy ba ñuy wax ay waxu góor jigéen di déema wàññi ngëmbu nit ñi waaye nañ gën a dëgër fi ñu jàpp te xam ne pour ñu mucc fii ak fu ñu jëm nañ jàng nañ topp ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gën koo bëgg gën koo def suñu xol di ko fësal ci lépp loo xamante ne ñu ngi koy def
amuñu kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuñu lenn lu dul diine lislaam amuñu lenn lu dul suñu mag ñu baax lii nag ku ñu ko nar a xañ ñu jaay la suñu bakkan ñu won lañu ñun fii lañ ne keneen képp koo xamante ne décision bi Macron jël fa nga féete yaag moom ay yem ay iblis ngeen ay yàqkat ngeen ay seytaane ngeen te yàlla na leen yàlla rëbb maa ngi jéggalu baax ci kàddu yi bu fekkee wax naa fi loo xamante ne nuroon na ak njuumte maa ngi koy jéggalu bu baax dafa fekk ne rek dara bu amee kenn ku ne na nga ko xalaatee rek noonu nga koy waxee kon maa ngi jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu